comme niñ ko def woon ci salle bi semaine bii passé ak les délégués de quartier dem nañ également ci quai de pêche bi dem nañ fu bëri mais dañoo décidé woon ne nañu ko jëf bu nekk bu ñu war a def ci biir mairie bi rek dañ koy jiitale nañu ko waxtaane ku nekk xam na ne secteur commerce bi dafa am rôle bu am solo bu muy jouer ci dëkk bi sur le plan économique déjà rôle bi muy jouer mais ku nekk ci ñun bu gëstoo xool boppam li mu sol kaw ba suuf ak li muy consommer lépp ci marché bi lay jógee kon marché bi jar na bàyyi xel ña fa nekk di fa évoluer tamit fajar lañ fay commencé nekk ba guddi kon seen nekkin foofu jar na bàyyi xel loolu moo taxoon ñu considérer ne premier cadre de concertation bi ñuy instauré ak secteur commerce bi lañ koy defee ñuy gërëm bu baax nag le président bu marché bi mooy le président Matar Diop di gërëm marchand ambulant yi di gërëm tailleur yi di gërëm artisan yi nga xam ne ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir marché bi dañ leen a oo matul sax 72 heures ñoom ñëpp ñu ñëw à l'unanimité ànd ak ñun ci waxtaan wi te biñ ñëwee ci waxtaan bi c'était pour installer cadre bi peut-être lancer rek cadre bi li nga xam ne moo ko tax a jóg mais profité nañ ci pour ñoom ñu wax ñu ay solutions yu bëri ci ay problèmes yu am ci biir marché bi yoo xam ne ñëpp xam nañ ko mbuurwaay xam nañ ko ñoom ñu fiy liggéey xam nañ ko ñiy fréquenter marché bi tamit pour fi di fi jënd ci wala di fi jaay ci wala di fi transporter wala di fi yebbi wala di fi yëpp ñoom tamit xamoon nañ problème yu demee noonu waaye li ci ëpp solo mooy sécurité bi suivre nañ fan yi passé li xaw salle de vente à Dakar ñaanuñu yàlla mu xaw feneen ci àdduna bi waaye surtout nag suñu dëkk bi nga xam ne mooy Mbour kon war nañ jël les devants mooy fexe ba bouche d'incendie ñu xool ñaata moo fi am ñu xool naka lañ koy yokkee ñu yokk ko fexe ba également mu am tuuti ay rues yu ñu dégagé yoo xam ne bu sapeur pompier waree dugg ci biir marché bi moom benn circuit boo xam ne dina fa mën a jaar pour mën a régler problème yi beneen bi mooy cet gi moo tax le 20 bi incha allah le 20 mars ñu woo leen ñoom ñëpp acteurs yëpp bu fas yéene ànd ak ñoom indi matériel bi bu mu doy pour que ñu raxas suñu marché bi ba mu set wecc buñ ko raxasee dinañ curé waale canalisation yi fa nekk parce que nawet bi mu ngi ñëw duñ xaar ba nawet bi ñëw ba inondation yi ñëw ñu doog a dem di curé dañ koy def léegi bu fekkee ne tamit laajaat na ñu réaliser fa yeneen canalisation incha allah ñu am temps comme ñu ngi mars balaa mois de juin juillet ñu mën a réaliser waat yeneen canalisation ak ay secondaire yoo xam ne dina permettre ndox mi bu wàccee rek mu am fu mu jaar dinañ xool ak ñoom toilettes yi foo xam ne da nga fay nekk fajar ba guddi maanaam toilettes yi war na mel nu mu war a mel donc yooyu yëpp bëgg nañ ci xool ak ñoom si le 20 bi bu ko defee ñu ànd ak ñoom liggéey marché bi ba mu mel ni mu war a mel wax nañ ñu problème marché secondaire ak marché de quartier yi foofu tamit dinañ fa dem lépp luñ fa war a def pour que marché yooyu jouer son rôle dinañ ko def incha allah mu gën a baax parce que loolu bu baaxee rek Mbour ëpp la Mbour mooy chef-lieu de département bi ñun dañoo bokk ci sunu conviction que ne ku bugg lu baax ci département bi da ngaa bugg war a ñëw Mbour loolu nag buñ ko buggee dañuy ànd ak commerçant yi ñu defar marché central bi defar marché secondaire yi xool nu ñu leen di spécialisé ku bugg a jën ak yàpp ak yeneen nga am fooy dem ku bugg a fruits et légumes nga am fooy dem ku bugg yeneen i maanaam fu nekk rek ñu xam ne ku ko bugg da ngay am exactement fi nga war a dem marché yooyu yëpp tamit ci sunuy tali yi ñuy tabax fu ñu dem bu ko marché jegee dinañ fexe ba mu am benn bretelle bu jàdd ci marché bi loolu dina faciliter circulation bi ak fréquentation marché bi bëri na daal question yoo xam ne waxtaan nañ ko ak ñoom te lu ci bëri nag li ma ci neex mooy solution yu bëri ci ñoom la génnee ak engagement ñoom bi ñu am pour accompagner ñu pour que ñun ñëpp ñu ànd yëkkateendoo tegandoo ba suñu marché yi ak secteur commerce bi jouer sur le plan économique rôle bi nga xam ne moom la war a jouer pour que Mbour fañ ko bu ko yóbbu ñu ànd ñun tamit tàllal nañ leen suñu loxo ubbi leen suñuy bureau incha allah lépp looñu am xalaat pour que liggéey bi mën a jëm kanam ñu ngi leen di xaar bu ñu ñëwee dañ ci àndandoo ñu yëkkateendoo ñu tegandoo beneen bi mooy cadre bi chaque 3 mois dina daje saa bu ñu dajee dinañ évaluer fan la ñu toll ci liggéey bi buñ amul lu ñu wax sax au moins ñu nuyonte saafonte ñaanalante après ñu dem ci diggante bi buñ leen soxlaay wala ñoom ñu soxla ñu buñ ñu bindee wala ñu bind leen dinañ mën a dajewaat tamit ñu waxtaan parce que comme ni ma leen ko waxee ñun daal suñu gestion dañ koo teg ci ne nañ ko def bu nekk dañ ko war a jiitale nañ ko waxtaane surtout nag boo amee acteurs yoo xam ne ay acteurs yu ouverts lañ ay acteurs yu disponibles lañ ay acteurs yoo xam ne
lu baax li nga bëgg ñoom ñoo la ko gën a bëgg loolu boo ko amee da nga ciy sant yàlla nga profité aussi ñu ànd ak ñoom joxante loxo ñu defal suñu dëkk bi parce que suñu dëkk bi laal ñu ko defal 5 ans mooy mandat bi waaye dañ ne woon waa Mbour 3 ans buñ ko defee ñoom dinañ gis Mbour am beneen xar kanam si loolu nag moo tax ñun ñëpp ñu jël charge bi yenu ko ñun ñëpp charge boobu biñ ñëwee fekk commerçant yi yenul ñu ko am nañ ci mbégte loolu secteur yëpp dinañ dem pour jéem leen jalis charge boobu ba ñoom tamit ñu yenul ñu ko mooy bëgg nañ secteur boo dem dans 3 ans boo demee boo xoolee situation de référence bi ak ba nga fay fekk mu doon ay changement yu rafet yu baax yoo xam ne population bi dañ ko yëgal seen bopp. waaw yeesal bi loolu daf di lu war biñ ñëwee acteur marché bi nee nañ dañ ñoo bëggoon a demander audience pour ñaan ñu accompagner leen ci yeesal marché bi fekk ñun tamit amoon nañu mbébét boobu pour ñëw waxtaan ak ñoom pour que le 20 ñun ñëpp ñu ànd boole suñuy doole pour raxas suñu marché bi ba mu set wecc duñ ñëw ci yëkkati mbalit mi rek yóbbu bëgg nañ canalisation yi fa nekk ñu profité wàllu ci curé ko mooy dindi mbalit ba fa nekk yëpp ba nawet bi duñu bett canalisation yi tamit dañ ko xoolaale bu fekkee doy na baax na mais bu fekkee ne war nañ ci dolli yeneen i ligne incha allah dinañ ànd ak ñoom ñu déterminer fan la ligne yooyu war a jaar ñu def ay yeneen canalisation primaire bu laajee ay secondaire mooy yoo xam ne ñooy jëlee ndox mi fële à 20 mètres à 30 mètres wala à 50 mètres indi ko ci canal bu principal bi pour mu dem ci géej gi loolu tamit dañ xool ak ñoom ñu def ko ay bouche d'incendie ku nekk gis na li xewoon ci salle de vente bi affaire sécurité loolu tamit dañ ko xool ak ñoom ñu def loolu ñuy def ci marché central bi dañ ko def également ci yeneen i marché yi nekk ci quartier bi pour que mu set waaye loolu daal ñu ngi ci oo non seulement waa marché bi mais ñu ngi ci oo waa Mbour yëpp ñu ngi ci oo ñëpp pour que ñu ànd ñu jël suñu marché bi ñu nettoyer ko ba mu baax neex a fréquenter ñu ngi leen ñaanaale ñoom tamit ne leen bu ñu mënee mayaale quelques rues foofu yoo xam ne dina leen libérer ba bu jéyi amee foofu sapeur-pompier mën fa jaar ba également ku soxla marché bi mu am benn plan de circulation boo xam ne dina permettre nit ñi mën a circuler ci biir marché bi pour mën a ñëw jënd wala mën a jaay wala pour mën a wàcc wala pour mën a yëpp def naa loolu ñoom lay gën a baax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy fréquenter marché bi loolu yëpp nag li ko lal mooy comme li ma leen wax rek waxtaan ci la idée yooyu yëpp génne incha allah ci waxtaan tamit la ñuy demee ci réalisation bi chaque 3 mois dinañ daje fii pour évaluer mesures yooyu ñu jël yëpp ensemble fan lañ ci toll liñ ci war a dolli tamit ñu dolliwaat ko bu ko defee ci kanam tuuti rek incha allah suñu marché yi mel ni nga xam ne noonu la war a